ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision maa ngi leen di nuyu yéen yépp ci seen tur ak ci seen sant di leen gërëm ngir cofeel gi ngeen di seetaane suñu émission bu catholique bi. na yiw ak jàmm dox suñu diggante lu tollook waxtu wi. lu jiitu tey di ñeenteelu dimanche ci jamonoy atum bi dinañu taseek Yeesu dans la synagogue ci dajekaayu yawut ya ca dëkkub Kafarnawum. dafay jàngale ak sañ-sañ ba ñi koy dégg waaru naan moo lii lu mu doon mii njàngale mu bees la te ànd ak sañ-sañ sañ naa yebal sax xeli sobe yi ñu di ko déggal. nañu ko déglu ñun itam. ñaareelu wàllu wi di njàngale mi. tey ni yoon yu weesu dinañu teralaat l'abbé Alphonse Seck ngir mu tënkal ñu ak firi juróomeelu xaaj bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee tudde ko Amoris Laetitia mbégtem cofeel. turu juróomeelu xaaj boobu moo di l'amour qui devient fécond cofeel ak barkeb doom. nañu ko déglu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 95 qui est un hymne processionnel, un invitatoire à la louange. psaume bi dafa ñuy woo di ñu woowati ñu di màggal Yàlla. wàllu bu mujj bi mbokk yi dinañu wéyal njàngale mi ñu tàmbali ci émission bi weesu di xoolandook yéen mbirum ñaan. nañu ci bàyyi xel. lewansilu Yeesu Krista ba Mark mu sell mi bind. Yeesu dafa dikk Kafarnawum ànd ak taalibeem yi. ca saasa ca bésub sabat mu jóg dem ci biir jàngu bi di fa jéemantale. nit ñi waaru ca njàngaleem ndege jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni jéemantalkat amul. fekk amoon na ci jàngu bi nit ku xelum sobe duggoon di yuuxu ci kaw naan Yeesum Nasaret loonu fexel ndax danga ñëw sànk sinu xam naa bu wóor kan nga yaa di ku sell ki jóge fa Yàlla. waaye Yeesu gëdd ko naan noppil génnal ci moom. noonu xelum sobe mi daldi sayloo nit ki génn ci moom ak yuux gu rëy. te ñépp daldi yéemu di laajante naan moo lii lu mu doon. mii njàngale mu bees la te ànd ak sañ-sañ. sañ naa yebal sax
xeli sobe yi ñu di ko déggal. dale ko booba turam daldi siiw fu nekk ci diiwaanu Galile gépp baatum borom bi. mbokk yi ñuy seetaan ñu ngeeti nii ngir firi leen bataaxal bi Pape François bind ci mbirum sëy bi ak njaboot gi. dugg nañu ba pare ci ñeenti néeg tey dinañu dugg ci juróomelu néeg bi. néeg bi Pape bi tuddee l'amour qui devient fécond. cofeel ak barkeb doom. ngir ubbi buntub néeg bi bëgg naa leen jàngal article 65 di article tarjumaan comme introduction au chapitre. Pape François dafay fàttali ci article bi kàddu yu neex a neex yaa pape bu sell bi Saint Paul ñaareel bi mësa bind ci exhortation apostolique ba mu tuddee Familiaris Consortio maanaam la communauté familiale mbootayu njaboot gi. bataaxal boobu bind naa ko ca atum 1981 te foofu ci article 14 firi naa gis-gisam ci mbirum doom. l'enfant gis-gis bi wone ngëmam ak cofeelam jëmale ko ci njaboot gi ak barkeb doom. may leen ma jàngal leen article boobu gudd ci tubaab nee na l'amour donne toujours vie. C'est pourquoi ne s'achève pas dans le couple. ma jëm ko wax ci wolof. cofeel dafay mës di maye dund. loolu tax cofeel gi aji sey ñi di soppante du yem ci ñoom ñaar rekk. kon aji sey ñi bu ñu jébaloonte dañuy weesu seen bopp maye kuy dund doom ji di awu dëgg seen cofeel di mandarga muy wéy di wone seen bennoo ci sëy bi di mboole muy dund mi ñu mënula xàcceek seen nekk baay ak yaay. Abbé Alphonse néeg bi dina laal nit ñu bari. dafa neex. ndax mën nga ñu dugal ci néeg bi. jàpp naa ne bu ñu duggee ci bataaxal bi léegi taxawaayu yàlla dafa fees lépp li ñu gis mu di ba ñu jëlee téere yu sell yi ak li ñuy leeral ñu xam ne foofu jëmuwaay bi mooy teewaayu yàlla ndax bañ njaboot gi nasax waaye njaboot gi mën a mottali sasam. sànq wax nañu lu jëm ci coofeel gi nga xam ne mooy dund ci biir ñaar ñi sëy
ak ci seen biir njaboot cofeel googu cofeelu yàlla la. léegi ñu ne cofeel googu mooy feeñaat ci dund bi ci jóge, c'est un amour qui devient fécond. dama yaakaar ne cofeel su mënul woon a ubbeeku ci dund kon cofeel boobu dina manqué dara. moo tax pape bi bind na ay kàddu yu daw yaram bi muy wax ci jigéen ji ëmb di xaar juddu doomam, mu di ko wax ne lii sa bànneex la te bu la dara yàqal sa bànneex, bul nangu kenn yàqal la sa bànneex. te loolu muy wax xam na fan la ko teg, ndax tey xam-xam maye na jigéen ji ëmb mën a xam lépp li nekk ci doomam, mën a xam sax jàngoro yi mu mën a nekkee. looloo tax jigéen ñu bëri dañ leen di puus ci yàq biir su fekkee ne sa doom am na bi jàngoro walla beneen. loolu moo tax pape bi ne may dund jur doom bànneex la, bul nangu kenn yàqal la sa bànneex. gannaaw loolu wane na ne àggali dund gu ees dafa di kumpa gu jóge ci yàlla te kenn mënu koo jël nasaxal ko xeeb ko ba man ci fexe lu ne. te defe naa su pape bi di wax loolu li mu bëgg a def mooy condamner avortement, yàq biir, wala jur sa doom sànni ko, wala jur sa doom bàyyi ko. am na lu mu wax ci njaboot yi nga xam ne dañoo xaw a bëri, ndax tey soo bëggee wax nit ñi ne am nga lii ci doom soo moytuwul sax ñu ree la. décembre bii passé samay xarit yu dëkk France dañ ma seet si fii Sénégal seen juróom-ñaari doom. ba ñu demee France ci weer bi ñu génne juróom-ñetteel bi juddu na. pourtant ñoom ba tey ñu ngi doon ay ndaw, maanaam parents yi ay jeunes lañu. waaye yàlla xam na ne soo fekkee njaboot gi fa ñu dindee ak seen doom yu bëre, jàmm ji ci ne, bànneex ji ci ne, da ngay bëgg a juddu ci njaboot gu mel noonu. pourtant nit ñi jàpp nañu tey ne njaboot gu bëre doom du lu mën a wéy, waaye yàlla ak li mu lay dénk, te lu mu la dénk mën na am mu jàppale la ci. mais loolu terewul te Pape François fàttali na ko, dafa jàngale fàttali li jàngu bi di jàngale ci wàllu responsabilité bi parents yi am, ñu di ko tuddee paternité maternité responsable. suñu laajtee chrétien ñi sëy ñaata doom la ñu mën a am, defe naa ne njàngale concile dafa tontu ne nañu am doom yi ñu mën a am, nañu déglu bu baax, nañu am doom yi ñu mën a am, qu'ils aient les enfants qu'ils peuvent avoir. loolu lu mu tekki waxul ne ñu jur feesal kër gi, li ñu wax mooy doom yi ñu bëgg a jur na doon doom yoo xam ne mën nañ leen a taxawu, gunge leen, am li ñu def ci ñoom ndax seen dund ëllëg mën a sotti. irresponsabilité bi mooy jur ay doom yoo xam ne
doo leen mën a jox ñu naan, doo leen mën a sàng, doo leen mën a toppatoo ci dara. te loolu bëri na fi, bëri na ci réew mi. wax naa léegi baat yu daw yaram yi Pape bi wax jëmale ko ci jigéen bu warul di xaar doomam. mu woon ko bànneex di ci ne, bànneex bi ne ci jur doom, ci am sa coofeel ak sa jëkkër ak sa jabar, coofeel boobu feeñ ci dund bu bees boo xam ne mu di kàttan bu yàlla def ci yéen. ñu di ko wax ci tubaab procréateur avec Dieu, ndax yàlla moo bind nit waaye mu may góor a jigéen ñi ànd ci seen néegu sëy ñoom itam ñu bokk ci di maye dund. loolu doon lu rafet a rafet lu yàlla def ci nit, def ko ci baay, def ko ci ndey. mais Pape dafa wone ne coofeel gi di am doom wala bi di maye dund am na tamit lu koy yaatal, yemul rekk ci doom yi nga xam ne moom la jëkkër ak jabar di am na sax ay famille yoo xam ne yàlla may na leen a doom waaye jël nañu yeneen doom yu dul seen doomu deret dugal leen ci seen njaboot, maanaam adopté leen. da nga xam ne soo fa demee xamoo sax kan la yaay ji jur ak kan la yaay ji jurul. yokk na ci tamit dalal bi famille di dalal, ndax ci biir famille am na ñi ci juddu, am na ñi ci dëkk, ñi ci cosaanoo, waaye am na tamit ñuy fay dalal. loolu yëpp Pape bi am na xalaat bu muy sàmm, te xalaat boobu lay sàmm ba tey ñu ñëw tuddee migrants yi, maanaam ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen réew yi ndax jafe-jafe ci di wut fu gën ci biir àdduna si. la culture de la rencontre, maanaam nit ku ne mën a dajeek sa morom, te loolu mën na am ci biir njaboot gi, waaye njaboot gi ñu yaatal. te su Pape bi di wax lu yaatal tudd na ci ay nijaay, ay mbokk, tubaab di ko woye cousin, ay mbokk yoo xam ne sa mbokk waajur lañu, ay xarit ak nit ñu mag ñi. te lii Père Herman wax na sànq ne néeg bi ñu mujjee firi, Pape bi ci xalaatu boppam la ci wax, te fii jàpp naa ne ci expérience boppam la ci wax. parce que Pape bi soo dee lire témoignage yi muy def ci dundam da ngay sentir ne moom dafa màgg ci njaboot wu élargir. day wax tout le temps lu jëm ci maamam Rosa, day wax lu jëm ci frère ak jigéenu papam, day wax ci ay cousin am ay cousinam. nga xam ne expérience boobu mu am ci famille moom la yaakaar ne ba léegi loolu dafa bokk ci fécondité amour bi nga xam ne dafa sosu ci diggante góor ak jigéen ci seen sëy. loolu day firndeel ne mariage dafa am caractère social, maanaam dafa am lu muy yokk ci nu nit ñi di dajee ndax ànd nekk benn. te ci loolu am na relation boo xam ne Pape bi wax na ci mu jëm ci ndaw ñi ak mag ñi ci seen biir njaboot. wax tamit diggante mag ak rakk, góor ak jigéen, ak li nga xam ne fa la ñuy jàngee liy doxal diggante nit ak nit ñoo xam ne dañoo weesu. gannaaw loolu li ma jàpp ne mën nañ ko firil ñun chrétienu Sénégal, Pape François ci néeg bi jàpp naa ne dafa laal loo xam ne dafa bokk ci suñu aada, ñu jàpp ne suñu culture la ñun nit ñu ñuul wala ñun africain. ndax ñun gëm nañu dunda, am doom jàpp nañu ne lu baax la, jàpp nañu ne doom mayu yàlla la.
jàpp nañu tamit ne njaboot du yem rek ci ñaar ñi ko seq ak seen doom waaye njaboot day ubbeeku boole mbokk yi boole nijaay yeeg bàjjen yi boole sax dëkkandoo yi ndax njaboot gu mel noonu dafa di bërëb boo xam ne ku nekk day jàppale sa morom mënoon nañ ci firi lu bëri ndax tey suñu waxee mbiru avortement ak yooyu loolu tamit am na ci suñu njaboot yi te lu war a seetaat la mais Pape bi jàpp na tamit situation màggat yi nekk ci biir njaboot yi parce que ñun souvent dañuy ne fii Afrique dañ koy toppatoo dañoo am sensu toppatoo ñi mag waaye xam nañu ne ci mbeddu Dakar yi mag yi fa ne kenn toppatoowu leen ñuy saraxu lu ñu am ak bëri ma di laajte xanaa mag ñooñu amatuñu njaboot ndax amuñu ay doom amuñu ay sët ba mën a nekk ci mbedd mi di yalwaan te su mag di yalwaan ci mbedd mi dafa fekk su delloo kër ga du fa fekk dara wala du fa fekk kenn kon loolu interpellation bi Pape François di def il faut tamit ñun ñu boole ko ci suñu bopp la situation des personnes âgées dont nous devons écouter les cris vers la famille maanaam woote ñoo woote jëmale ko ci njaboot yi dañoo war a déglu woote yooyu jóge ci màggat yi te nee na jàngu bi mënuñu nangu benn yoon maanaam xalaat boo xam ne dafa am ñu mu boolewul dafa am ñu mu yëgul dafa am ñoo xam ne daf leen jéppi sax au contraire ñooñu ñuy waxal nga xam ne ñooy mag ñi ñooñu jur wala ñooy suñuy maam ñooñu dañ leen a war a gërëm dañu war a am ci ñoom njort bu rafet dañ leen war a dalal ndax dañoo bokk ci ñun te Pape bi nañu li mu namm ci jàngu bi maanaam ci ñun jàngu bi ñu doon jàngu bi bañ di sànni Pape bi wax na ko ci Lawdato aussi dañuy nekk ci jamono joo xam ne lu mu jëriñoo ba pare daf koy sànni nit kenn mënu koo sànni waaye li gën te doon bànneex bu mag a mag mooy fii ay ndaw ak ay mag daje te suñu njaboot yi mën nañu tax loolu am. jërëjëf Abi Alphonse ci juróomi lu néeg bi néeg bu neex la ndaxte gis nañu daanaka le sommet de la vie familiale bi ma jàngee bataaxal bi léeg-léeg xalaatoon naa ne wootub sëy bi wootub njaboot gi woote bu rafet a rafet la waaye itam woote bu diis la maa ngi lay gërëm ngir sa gunge bi nga ñu gunge jërëjëf Abi Alphonse. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. mbokk yi l'abbé Alphonse Seck firil nanu ci lu gàtt juróomeelu xaaj bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee di Amoris Laetitia mbégteem cofeel ci xaaj bi Pape François dafay firi gis-gisam ci mbirum doom gis-gis bi yone ngëmam ak cofeelam jëmale ko ci njaboot gi ak barkeb doom
bi ñu laajee l'abbé Alphonse ban article lañu leen mën a jàngal ngir mosloo leen tuuti baati Pape François sax tegtal na article 166 ci article boobu Pape François dafay leeral sas wi Yàlla sas waajur yi du rekk ñuy jur waaye it war nañoo teral seeni doom ni meeg Yàlla ci doom ji soog a juddu lañuy xàmmee meeg dund gu bees ni meeg cofeel gi àndul ak benn sart meeg doom Yàlla dafa koy dénk pàppam ak yaayam dénk boobu ci teral ko lay tàmbalee di ko wéy ci aar ko di ko gunge ba fa mujjam ca Yàlla li ko Yàlla dénk waajuram yi feeñ na ci li mu leen may ñu jox ko tur ngir dundam gi gépp ba ca asamaan nañu déglu article 166. La famille est le lieu non seulement de la procréation, mais aussi celui de l'accueil de la vie qui arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour qui ne cesse jamais de nous surprendre. C'est la beauté d'être aimé avant. Les enfants sont aimés avant d'arriver. Cela reflète pour nous la primauté de l'amour de Dieu qui prend toujours l'initiative, car les enfants sont aimés avant d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter. Cependant, beaucoup d'enfants sont dès le début rejetés, abandonnés, dérobés de leur propre enfance et de leur avenir. Certains osent dire, presque pour se justifier, que ce fut une erreur de les mettre au monde. C'est une honte. Que faisons-nous des déclarations solennelles des droits de l'homme et des droits de l'enfant si nous punissons ensuite les enfants pour les erreurs des adultes? Si un enfant naît dans des circonstances non désirées, les parents ou d'autres membres de la famille doivent faire tout leur possible pour l'accepter comme un don de Dieu et pour assumer la responsabilité de l'accueillir avec sincérité et affection. Car quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes ne sera jugé trop coûteux ou trop grand, pour peu qu'il évite à un enfant de penser qu'il est une erreur, qu'il ne vaut rien et d'être abandonné aux blessures de la vie et à l'arrogance des hommes. Le don d'un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l'accueil, continue par la protection tout au long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie éternelle. Un regard serein vers l'ultime accomplissement de la personne humaine rendra les parents encore plus conscients du précieux don qui leur a été confié. En effet, Dieu leur accorde de choisir le nom par lequel il appellera chacun de ses enfants pour l'éternité.
péché, Yarvitsini, Amen Oyenareni. נפשי אשובך, נפשי אשובך, ירחני במעלה צדק, במעלה שמו, גם ñëw leen nañu yuuxoog bànneex ngir borom bi nañu màggal suñu dot suñu mucc nañu àgg ba fa moom di gërëm jaarale ko suñuy bàkki xew nañu ko màggal waaw yàlla màgg moo di borom bi moo di buur bu mag bi ci kaw yàlla yi yépp moo téye kambi suuf si ci loxoom pujji tund yi moo leen moom géej gi moo ko moom moo ko sàkk suuf yi nag ay loxoom ak ko bind dugg leen sëgg leen sujjootu leen nañu jaamu borom bi ñu sàkk waaw naam moo di suñu yàlla noo di xeet wi muy jiite coggal gi loxoom di sàmm tey ndax dingeen déglu kàddoom bu leen ub seen xol na ca màndig ma na ca bésub nattu ba ak dékk ba fama seeni maam seetlu woon tooñ ma ndaxam gisoon nañu suma jaloore ñeent fukki at seen askan rusloo na ma daldi ne xeet wile xolam dafa sore xamul sumay yoon ci samag mer giñ naa ko du mës di am noflaay. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit: ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos.
Kodesze, Jarwicyni, abym odjedali. Na wsi jeżowe, na wsi jeżowe, ja hej, wymalej tede, wymalej tede. Dame tiene, begay salmate, Gloria. mbokk yi ñu ngeeti nii ngir njàngale mi jëm ci benn ponk suñu ngëm lu tax ñu di leen jàngal ci émission bu nekk dara lu di laal suñu ngëmu chrétien dañu koy def ndaxte yàlla bëggul ñu des ci lëndëm nañu fàttaliku rekk kàddu ga Yeesu borom bi mësa wax di sang mu sell mi fàttali nañu ko naan man mi di leer gi ñëw naa ci àddina si ndax képp ku gëm ci man du des ci lëndëm kon mën naa wax ne yàlla moo ñuy puus ñuy gëstu ci mbirum suñu ngëm di séddook yéen leer gi mu ñu may ci émission bi weesu ubbi nañu toflinu njàngale yu ñu jagleel mbirum ñaan ci bopp toflin googu teg nañu tur wii ñaanuk borom bi suñu baay la prière du Seigneur notre Père ponk yi waral ñu bàyyi suñu xel ci ñaan ñoo di yii benn solos ñaan ci bépp doomu aadama l'importance de la prière en général ñaar solos ñaan ci chrétien ndaxte soloom dafa feeñ bu baax ci dunduk Yeesu feeñ na it ci ñeenteelu wàllu téereb catéchisme de l'Église catholique di wàllu wi jëm ci ni chrétien di ñaane keroog gis nañu ni Yeesu daan ñëwee ñaan il était un homme de prière incessante tey bëgg nañoo wéyal njàngale moomu lu jiitu lépp war nañoo laaj suñu bopp lu tax nit war a ñaan tontu bu yomb te gaaw dina doon ndigal la ndigal li jóge ci sa diine ngir chrétien ndigal loolu dafa jóge ci Yeesu te jàngu bi dafa ñu koy jottali ci turam tontu yooyu am nañu maanaa waaye
war nañoo gas fu gën a xóot naan. nit ki di mbindeefam mu tuuti ci àddina ak ci jaww ji yaatoo yaatu lu tax yàlla bëgg mu ñaan. ndax yàlla dafa soxla suñu ñaan. foog naa ne moom mi di aji sax l'être absolu di yàlla aji kattan le Dieu tout-puissant di aji abada soxlawul suñu ñaan. ndaxam pourtant bëgg naa ñu di ñaan ndaxte xam naa ne ñun nit ñi ñoo soxla ñu di jokkook moom. Il sait que la communication avec lui par la prière est d'une importance vitale pour nous. ñaan am na solo si amul àpp ngir ñun. yàlla soxlawul suñu ñaan ngir doon ki mu doon. waaye ñun nit ñi ñoo soxla ñaan ngir ñu doon ñi ñu doon. mën na dund dëgg. yeewu màgg jublu ci dund gi mët. ngir leeral xalaat bi nañu seeti li xew diggante yaay ak doomam. yaay ji dina ko leew di ko meeb di ko yëngal ndànk-ndànk ak lewetaayam bi gën. dina ko yëkkati di yéemu ci moom ni alal ji sut lépp. dina wax ak moom ak ay baat yu sopplu di ko xool ci bëtam di muuñ. yaay duy def loolu ngir neexal boppam waaye ngir ëmbe doomam coofelam gi gën. dina ko nax ak raay di ko fóon topp di ko fóon wet gu nekk. loolu lépp dina ko def te duy xool nit ñi ko wër bu wéete ak moom ak ci teewaayu ñeneen ñi du ci rus dara. ndax liiram dina ko tontu dara. ci ndorteli semaine yi topp juddoom liiram du ko tontu daanaka dara ndaxte yeewoogul. terewul yaayam di ko wéye raay fóon di wax ak moom tudde ko ay tur yu dul jeex ay tur yu sopplu des surnoms affectueux naan soppe sama mon petit trésor mon ange ak ñoom seen. lu tax yaay di def loolu lépp consciemment ou inconsciemment mu xam ko am mu ñàkk koo xam dafa koy def ndaxte bëgg naa yee doomam mu ubbi ay bëtam gis ak a xàmmee ki koy téye yaayam wala ñeneen. ni yaay di béggee bu doomam tàmbalee muuñ ak it bu ubbee loxoom yi ngir won ko ne bëgg naa mu fab ko. xolub yaay ji dina jaljali ndax ba neex bu doomam tàmbalee waliis gazouillé mel ni ku ko bëgg wax dara. ngir gën ko yee di ko bokkloo ci ndigale nit ñi dina ko jàngala tudde nit ak ay turi neen par des noms très simples niki mama papa. te du ragala baamtu tur yooyu ay yooni yoon ba doomam jéem ko roy naan moomit mama papa. daanaka yaay ji dafay gunge ak a dugal doomam ci diggaale nit ñi. lu tax? ndaxte xam na ne noonu rekk la doomam di dunde ak a màgg dëgg-dëgg. ci tënk yaayee tax doomam yeewu. benn borom sago bu tudd Gaston Bachelard
mës naa wax lu ni mel naan le moi s'éveille par la grâce du toi maanaam yaa ma tax a yeewu su yaay di nàmpal rekk doomam du ko bàyyi muy nelaw dong bañ a jokkook moom doomam du màgg safaan bi moo koy dal dina wàññiku ndànk-ndànk feebar jeex waaw mën naa mujjee gaañu nañu xool la dal juróom benn liir ya buur ba Frédéric ñaareel bi berlu ca benn pouponnière mu jox jigéen ña doon liggéey ca pouponnière boobu ndigal lii jox leen liir yi ñuy lekk sang leen bàyyi leen ñuy nelaw waaye bu leen wax ak ñoom benn baat di leen wan benn màndargay cofeel ak lewetaay lu tax buur ba Frédéric def loolu def na ko ndaxte bëggoon na xam wan làkk moo waroon a jëkk a génn ci seen gémmiñ sans influence extérieure gan kàllaama mooy doon kàllaamay cosaan li la langue naturelle nu mu mujjee projet boobu jotu la xam dara xale yooyu waxuñu dara génnewuñu benn baat jotuñoo diggalee kenn safaan bi moo am tàmbalee nañoo wàññiku ndànk-ndànk ba mujjee dee ñoom ñépp loolu dafay wone ne suñu defulee li suñu yaay baaxoo def ak seen doom su jokkoo amul digganteem ak ñi ko wër doom ji dina wàcc jublu ca weneen walla deega les bébés ont besoin de communication pour survivre. Le lait et le sommeil ne suffisent pas. sumay mbokk yi lu tax ñu nettali leen li yaay di def ak doomam ngir yee ko mu yeewu tàmbale jokkook moom dañu leen ko firil ndaxte lu ni mel la Yàlla di def ak ñun bëgg na noo yee ndax ñu jokkook moom te jokkook Yàlla mooy ñaan jokko jooju dinañu gën a yee di ñu màggloo ak dundloo du ñu yóbbu ci dund gi mët dale ko bu yàgg la Yàlla tàmbalee yee doomu aadama si lu jiitu jaarale ko ci mbind mi la création ndaxte moo ko sàkk topp di ko sàkkati ba tey jaarale ko ci mbind mi lañu Yàlla di laal li yaay di laalee doomam gannaaw loolu tànn na Abraham moom moo jëkk a yeewu ubbil Yàlla ay noppi xolam di dégg baatam gannaaw Abraham tàmbali na ak xeet wu ndaw a ndaw di xeetu yaawur ya di leen wax jaarale ko ci ay yonent mujjee naa def li kenn mësul te ñemewul a xalaat sax maanaam yónnee na doomam ci Yeesu waa Nasaret jaarale ko ci Yeesu moomu Yàlla jéem naa yee doomu aadama bu baax di ko xamal boppam tudde na ñi ko nangu doom sax nii la jokkoo diggante Yàlla ak nit gënee leer neex te dëgër xam nañu tur wa Yeesu daan tuddee Yàlla ca làkk wa mu nàmp di araméen tur wa ko gënaloon maanaam Abba son nom préféré pour Dieu Abba tur boobu la xale yu ndaw ya
daan jëriñoo ngir tudd seen papa. bindkati xibaar bu neex bi seede nañu turu Abba ñetti yoon ci le Nouveau Testament. waaye bi ñu bindee Abba ci araméen ñu daldi ci boole pater ci làkku grek wi tekki it baay. Yeesu ca toolu Getsemane nii la tàmbalee ñaan: Abba pater muy baay, yow mi mën lu nekk, randalal kaas bile mu sore ma, wante li nga bëgg na am li suma bëgg-bëgg amee koon. Pool mu sell mi it ngir wax baay bind na ñaari yoon turu Abba pater topp ci, maanaam ci bataaxal bu mu yónnee waa Galat nee na: te li ngeen di ay doomu Yàlla moo tax Yàlla yónnee xelum doomam mu nekk ci suñu xol, di xàccu naan Abba pater baay. ca bataaxalam ba mu yónnee waa Room bind na lu ni mel: ndege nanguwu leen am xel mu leen def ay jaam di leen ragalloo, waaye xel mu leen soppali ay doom di leen xaaculoo jublu fa baay ba naan Abba pater. ci kaw loolu nañu bàyyi xel ci li Pool mu sell mi bind fu gën a sore tuuti ci benn bataaxal bi naan: mbokk yi, suñuy yaakaar lu ñu gisul dañu koy séentu ak muñ. noonu la xel mi di wallu see sunu néew doole, ndege xamuñu ni ñu war a ñaane, waaye xel mi ci boppam moo ñuy layal ak ay onk yu kenn mënu la wax. Pool mi di apôtar bu mag nangu na fii ne xamuñu nu ñu war a ñaane, waaye xelum Yàlla mi dafa ñuy xelal si. mbokk yi, ci tënk, yaay dafay xelal doomam ji mënagul a wax di ko jéema waxloo papa wala mama. tur woowu dafay ubbil doom ji bunt ngir dugg ci ndigaley waajuram yi. noonu lañu tur wi ñu Yeesu jàngal, maanaam Abba, di ubbilee bunt ngir dugg ci ñaan, ngir jokkook Yàlla. tur woowu moo di it tur bi ñuy ubbee ñaanuk suñu baay. mbokk yi, yoon wi di ñëw dinañu bàyyi Yeesu mu tàmbali ñoo jàngal suñu baay ci jàmm. Cielo in cielo
mbokk yi ñuy seetaan Yeesu sopp naa tudde Yàlla Abba ci làkku araméen di làkk wa mu nàmp muy tur wa xale yi daan tudd seen pap Yàlla ji doon dund ci xolam moo ko mayoon mu jege ko noonu ni ñu ko Pool mu sell mi waxee ñun daanaka xamuñu nu ñu waree ñaan waaye xelum Yàlla mi moo ñuy walusi di ñu xaaculoo ni Yeesu naan Abba Pater baay nañu ko ubbil suñu xol mbokk yi maa ngi leen di yéene ngëm gu set te dëgër ci jàmm